Mansour jamono ji ñu lay ziar encore nga jógee fee di Makkatal Mukarram mu mel ne màkk gi léegi moom vrai gymnastique la maanaam xare Badar dëgg la dem màkk léegi Sénégal lu tax loolu lu tax yëf yi jaxasoo. dem màkk gi daal jaamu yàlla la d'abord bu ñu fàtte ni jaamu yàlla la jaamu yàlla boo xam ni mooy mottali juróomi ponk l'islam jaamu yàlla la boo xam ni kii dem day yóbbaale taqwa muy ragal yàlla comme ni ñu ko yàlla sante mais ci biir jaamu yàlla gi itam yàlla dafa wax ni bu ñu wootee nit ñi bàyyee ko fu nekk dajaloo si màkk li yashhadul manafia aj màkk dafa bëri ay njëriñ bu weesoo jaamu yàlla gi am nam koom mu ci laxasu mais problème mu aj màkk Sénégal fii moom problème mu gestion la ak gérance ki jiite pèlerinage bu Sénégal muy Aziz Kébé xaw ma daf ko maîtriser wul xaw ma daf ko manul xaw ma dafa ñëw bu régler benn compte xaw ma dafa ñëw pour lan mais man ci sama jugement te man li may wax dama ko xam bu baax parce que Aziz Kébé mi jiite aj bi gënumaa xam aj bi man Diop loolu moom na ko wóor donc lu ma wax fu wóor laa ko teg mooy aj bi moom dañ ko gérer baaxul ci côté xaalis baaxul ci côté relation Aziz Kébé li mu teg agence privée yi du yoon da leen a forcé wañ seen loxo nee na agent day xam gestion wu agence yi force dafa xam seen gestion ci wàllu xaalis day xam hôtel bi nga loué ni la ñaata ni la temps ngay dagg sa package maanaam pèlerin yi nga yóbbu temps la ñuy fay am na gis naa ren ku fayee ko 3 300 000 mu dem ba ñuy waaj a dem mun ko amoo droit fayee ko 3 300 000 3 200 000 nga am sañ-sañu fayee ko te kooku hôtel bi mu dëkk muy Sadan digganteem ak Kaaba gi à peu près c'est 700 mètres Sadan la dëkk hôtel bi mu dëkk Sadan hôtel fi mu dëkk bari na ñu nekk fii moo leen gën a jige Kaaba gi am na ñu fayee ko 1 million 3 millions 500 te kooku moo leen gën a jige xaram bi moom Aziz Kébé beneen bi ci des mooy mu ni voyage si privé yi kenn ku ne sa quota bi nga am sa ay moitié pèlerin ci compagnie Flynas bi mu loué ci la ñuy voyager te mu ngi wute woon voyagiste yi contrat bi dox digganteem ak Flynas yow nga mën a jël sa pèlerin yóbbu ko ci Emirates wala Éthiopienne wala Turquie jënd billet 1 million wala 900 000 moins 2 millions mu ni la par la force sa moitié privé sa moitié ujaaj ci compagnie bi mu loué la ñuy demee te moom xam nga ñaata la jaayee billet 1 million 290 000 benn billet d'avion nga mën a am billet 1 million moom mu jaay la ko 1 million 290 000 ci loolu sañu ta bañ ba noppi wanu la moom contrat bu dox digganteem ak compagnie bi ci biir xaalis boobu mu ni la am na ci benn 100 000 francs boo xamante ni bii dañ koy dagg ci yow parce que kit voyage la kit voyage mooy chaque pèlerin bu bokk ci yow dina am ñaari valise yu 23 kilos ak benn trolley bu 10 kilos kenn gisu ko ujaaji man mii billet Flynas laa jëndoon 1 million 290 000 laa dagg billet dem Makka ba léegi nii on jotuma sama valise ñu dem Makka ba ñu muy ce qui veut dire que ne am na ci maanaam am na ci 200 wala 300 et quelques mille yoo xam ne ni dugg maanaam yu xaram boog di dugg ci Makka gi yu féetewul fenn yoo xam ne kenn justifié gu ko dem nañu Makka ba ñëw mu soog a commencé di distribuer ay valises waaye mais ku tukki ba ñëw looy doyti valise ñi mu jëkkoon a jox valise laataa ñuy dem am na ñoo xam benn la ñu am Aziz Kébé kit voyage la ñuy jaay kit voyage mooy ñaari valise yu 23 kilos norme aérien loolu la ñaari valise yu 23 kilos ak benn trolley bu 10 kilos ñu jógee foofu mu ni dañu am benn portail pour mën a am reconnaissance mboolem pèlerin yi dem kenn ku nekk di nga def visite 5000 francs ngay fay xawma ci moom la xawma ci état bi la dama ni waaw pour portail bi pour nga visite la moom la dañu koy wax ñun ñu ngi koy woowee 5000 visites mais man dem naa daaw jéeg dem naa daawati jéeg dem naa daawataati jéeg donc man bu ma defee visite daaw du ma ko def ren bu ma ko defee daaw jéeg du ma ko def ren non parce que def naa visite am na bu ñu la vacciné ba noppi vaccination dafa am benn durée bu muy am donc man mënu ma woon defaat visite pourquoi ñu may compte ñu may fayloo 5000 visites te def ma visite pour lan
loolu beneen arnaque la bu war a leer. ñetteel bi ci des mooy buñ demee màkk ci hôtel yi Aziz Kébé day contrôler yow ñaata ngay dagg billet sa package pour hôtel bi ngay dëkk moom nañ xool hôtel bu mu dëkk moom ay ujaaj yi dem ci commission nationale am na ñoo xamante ni bi fa ñu dëkk pour ñu ñëw ci xaram bi faaw ñu dugg oto mënuñu ko dox benn ñaar bi ci des ñoom commission nationale am na ñoo xam fu ñu dëkk Haynousa benn quartier bu calme la boo xamante ni bi nuñ contrôler ay ujaaj yoo xam am nay màgget ci ñoom am ñu feebar ci ñoom pèlerinage bi yëpp ñu nga gis bi ci des foofu ba tey Màkka dañu lay jox benn këyit boo xam ni dafay méngoo ak li ujaaj bu nekk li muy coûter Arabie Saoudite ñu koy wax taxe saoudien ça tourne autour de 200 yu quelque wala 200 yu manqué mais dañ koy fayal chaque pèlerin waaw bus bi lay jëlee aéroport yóbbu la hôtel Médine ci lay bokk wala Jidda Médine bus bi lay jëlee Médine yóbbu la Màkk ci lay bokk bus bi lay jëlee Màkk yóbbu la Munna ci lay bokk bus bi lay jëlee Munna yóbbu la Arafat ci lay bokk bus bi lay jëlee Arafat yóbbu la Musdalifa ci lay bokk jeex na léegi nag loolu boo ko fayee ba noppi Aziz Kébé dafa ñëw ni léegi dafa am lu ñuy wax service plus xidmatul idafiya lan mooy service plus bi ñu ko waxee général Dia dañu man bëgguma service plus comme buuñaa la rek te dafa cher am naa droit du ma ko forcer waa Sénégal te du ma ko jël sañ na ko Aziz Kébé dañuy voyage si par la force da ngeen di jël service plus bi fayloo leen ay matelas yoo xamante ni bii ñun bàmmeel la ñu koy woowee ndax tuuti benn matelas bu ne yaa ci xaj ëpp la benn centimètre ñun bàmmeel la ñu koy woowee fayloo la ko loolu donc pèlerin bu nekk loolu mu ngi lay coûter daanaka 1300 réal presque 200 000 yeneen loolu la ñu ni mën naa ñàkk loolu amul fenn te ñi ko xawoon a yéex a fay daaw am na ci ñoo xam ne ci lañ leen sanctionné ñoom Moustapha Niang ci ñàkk a fay service plus ci lañ leen sanctionné lan mooy service plus dama ni gis nga ñooñu ñu sanctionné ndax affaire yu problème mu service plus yooyu muy xidmatul idafiya am nañu droit bind plainte porter plainte Aziz Kébé devant ministère du pèlerinage bu Arabie Saoudite parce que amul sañ-sañ teelee na def organisation pèlerinage de deux am nañu droit itam interpeller corps de contrôle yi nekk Sénégal ñu laaj Aziz Kébé lan moo tax mu nangu kotaawu kii parce que tegu ko fenn muy kaaw ñoom Moustapha Niang ak kaaw ay nit yeneen ni ay am na ay voyagistes yu bëri yoo xam ne dañoo nangu seen quota ñii ñu wàññi seen quota ba desewuñu dara loolu beneen la xaalis boobu il faut mu am audit loolu faaw mu am audit service public boobu xaalis boobu dinañ wax fan la dugg est-ce que ci poche Arabie Saoudite parce que ñun fay nañu ba noppi li ñuy wax taxe saoudien dañ koy fay ba noppi léegi xidmatu idafiya boobu ñu koy fayee ko il faut ñu xam ba xam gouvernement bu Arabie Saoudite ministère pèlerinage mooy fayee ko service plus wala ñen ñooy fayee ko service bi ci des bu ñu demee màkk bu ñu la nee yow da nga yóbbu 100 pèlerins man damay yóbbu 100 bu ñu eggee dafa am ay tente yoo xam ni yow fay nga 100 ci portail bi ba am visa mooy fay nga sa hôtel Médine fay nga sa hôtel Màkk fay nga sa taxe saoudien fay nga lépp sa portail soog a verte Arabie Saoudite soog laa nu nga jox visa léegi fay nga loolu lépp ba noppi mais bu ñu eggee Màkk mun na Aziz Kébé ci ujaaj yi mu yóbbu moom yi dem ci commission nationale day am ñoo xam dañu am tante est-ce que non dama ne ñun privé yi ñun dañuy fay am suñu ay tante léegi moom dañ koy laaj moom lan moo tax moom kenn du ko contrôler parce que moom ci ujaaj yi mu yóbbu moom am na ñoo xam ne dañu am tante nan la leen yóbboo parce que impérativement fayal na leen taxe saoudien xanaa kon fayalu leen xidmatu idafiya muy service plus bi lan moo tax ñooñu duñu am tante yooyu ñooñu ci yan condition la ñu demee yan visa la ñu demee ban quota la ñu demee du ko leeral moom Aziz li may wax toujours ni Aziz Kébé moomul pèlerinage à la Mecque gën ñu koo xam ëpp ñu ci expérience ñoo ko jëkk commencé dem Màkka liñ ci dund ci expérience ak connaissance moom dund ko dañuy làkk arabe comme ni mu koy làkkee dañu xam Arabie Saoudite ñun ñoo gën a xam Arabie Saoudite ñun ñoo ko gën a maîtriser Arabie Saoudite ñun ñoo ko gën a xam comment pèlerinage comment ça se passe c'est-à-dire ñun ñoo ko gën a xam man Mansour bokk naa ci ñi ko gën a xam wallahi léegi nag bu amee loo xam jubul ñun dañuy poser ay questions laaj ñu Aziz dañu defal ay leeral ci yooyu man ak sama ay moroom ñu bëri ñun am nañu entreprise man am na entreprise boo xamante ni bii noppi na ñun ñëpp déposer demander ay quota kan moom mu gën a yellu ci am quota pour yóbbu ay nit Màkk ku ci gën a yellu sama ay moroom mais osé wuñu def ko ci nguuru Aziz Kébé du la ko may parce que ñi ñuy àndal sax
ku ci ànd ku mel ni Mansour da nga koy nëbb commission bi parce que damay déranger te déranger bi yëpp mooy dem la woon accident bi amoon mun naa 2015 ma toog man gis fukki néew ak ñett yu dee 21h ñuy déclarer 2 personnes ma ne leen c'est pas vrai le surlendemain ñetti fan après ma gis 36 yu dee ñoom ñuy déclarer 6 man leen waxoo leen dëgg te man li ma doon def Babacar dama doon bu guddi ñu nelaw ma jël sama xaalis sol sama dàll di topp morgue hôpital yi di xool jot gi ma am bu ñu ko amoon duñu wax lu amul loolu mooy ko sama diggante journal ja Mansour Diop mi ko jiitoon musuma am ak moom problème Pape Moustapha Gueye musuma am ak moom problème Thierno Diakhaté musuma am ak moom problème Thierno Ka sama papa la sax donc musuma am ak benn commissaire problème sama problème ak Aziz la parce que Aziz dafa ñëw di noggatu voyagiste privé yi loolu laa ni amul ci sañ-sañ parce que moom moomul aj bi dañ ko nommé aj maak jaamu yàlla la jaamu yàlla bu ñu joxe nga jiite ko dafa am gestion mais ñi ngay àndal dañoo am entreprise mais ki am entreprise am di wàcc wanteel li mu la wàcc wanteel sañ nga ko nii doxaleel nii ak nii ñun du ñu bañ Aziz sanctionné ay nit bu ñu jalgatee sanctionné ay nit bu ñu fi bàyyee ay ujaaj sanctionné ay nit bu ñu defee lu dul yoon mais mënta sanctionné ay nit ci loo xamante ni bi pour njëriñal boppam la moom loolu moo tax ñu ni ñun ànd ñu ko Aziz Kébé te Babacar ñun dañuy demander état bu Sénégal mu wàcc Aziz Kébé Aziz dafa war a wàcc ci pèlerin parce que maîtriser wu ko. taxawaayu état bi dans tout ça ñàkkul ne yow ginnaaw yow nga xam nga ko ñoom ñu la ëpp information donc war nañ ko xam donc lu tax réaction amul. moo jaaxal ñëpp parce que daaw mun naa bi ñuy xiif xam mun naa la mu indi woon xiifu daaw bi dafa am ñu dem signer contrat ak ay traiteurs ñuy jaay lekk ñëw wan voyage privé yi ni leen seen ujaay yi nga ma jox kenn ku nekk dafay fay 50 rial par jour mu équivalent 7500 moom lay fay par jour ñetti fan yi dafay nekk 150 rial xam nga nekkate ci contrat bi nga xam ne moom la ñu jox naar bi ñuy toggal muy traiteur bi au lieu de 50 rial bi nga fay yow voyage privé bi mais nekkate contrat 27 rial moo ci nekk ñu yokk ci beneen 23 rial de plus Babacar calculeel 23 rial de plus mooy presque 5000 et quelques léegi calculer 5000 et quelques nga multiplier ko par 50 500 pèlerins sénégalais yi xaalis boobu poche kan la dugg pendant non 5000 boobu da nga koy multiplier chaque pèlerin pendant 5 jours maanaam pèlerin bu nekk 50 millions 5 multiplié par voilà 50 multiplié par 10 500 pèlerins sénégalais yi mais loolu ñaata milliards la mais xaalis boobu daaw bi ujaa ji toogee xiif lekkuñu di am ay problème ci kanamu Marième Faye Sall la dafa ñëw sax moom xaw a am kersa comme moom elle est sentimentale mu daal di wàññeekuwaat parce que mënut a xool pèlerin yi donc xam nañu kuwaat boobu ma ni leen Aziz Kébé mënu leen a wax ni loolu xamu ci dara parce que am na droit woo ñi signé contrat yooyu ñu defal ko ay compte mënoo fayeeku nit ki 27 rial mënoo fayeeku nit ki 50 rial ba noppi yow fay 27 rial loolu càcc la goo xam ni daaw la amoon de daaw ci laa jëkk man riposté ni lii faw mu leer ma woo yenn voyagistes ni leen da ngeen di porter plainte au niveau du ministère du pèlerinage ñu dem foofu ñooñu renvoyé waat leen ci seen délégation ñu bindaat délégation bi ñu teg ci ay quelques semaines mu def conférence de presse moom Aziz Kébé ni am nañu satisfaction à 100% ma ni man damay gént parce que xaalis bi ñu arnaqué nax ko nit ñi nax ko voyagistes yi sàcc ko ci ñoom bu ñu ñëwee ni am nañu satisfaction man damay tiit donc loolu ci laa commencé na man nag di bàyyi xel ci aj gi pour montrer que aj bi kenn moomu ko jaamu yàlla la jaamu yàlla goo xam ne buñ la ko dénkee ci turu état bi état bu Sénégal chaque année am na ci corps de contrôle yi ñuy dem ñoo xam ñun xamuñu leen am na ci RG yi ñuy dem ñoo xam ne xamuñu leen ñoo la gën a xam li xew bind nañu rapport xam nañu li xew xiif bi uyaa ji nekk woon daaw xam nañu ko li am ci billet Flynas yi xam nañu ko xam nañu ni ujaa ji demoon ak Flynas yóbbuwuñu seen valise xam nañu ni billet bi 1 290 000 lay jar yooyu yëpp rapport la bu ñu teg ci kanamu président Macky Sall bu ñu ko ci tegul itam war nañu ko cee teg war na koo yëg moo tax man toujours damay yëkkati sama kàddu ci kaw ci YouTube bi ci rajo bi fépp fu ma nekk ni aj màkk bi non seulement nañ fi jëlee Aziz Kébé dañ ko fi jëlee ah loolu c'est notre combat Aziz Kébé il va quitter day bàyyi commission pèlerinage parce que ñun Aziz Kébé li mu bëgg comme gagne-pain li Cheikh Manafia bi yàlla wax li mu bëgg comme gagne-pain ci pèlerinage bi ñun loolu la ñu bëgg dañu war a am agence dañu war a organiser pèlerinage
dañoo am bénéfice bu dee sax 10 000 francs lañ ciy am comme moom ni mu koy amee léegi non seulement dañu ko fiy jëlee mais dañuy def audit état bi dafa war a auditer gestion wu Aziz Kébé parce que gestion wu Aziz Kébé li moo ko auditer xam nga ñaata pèlerin ñooy dem chaque année minimum ci quota officiel bi pour les bons entendeurs ñiy dégg bu baax état kii officiel bi 10 500 ok 10 500 yooyu calculel kenn ku ne passe bi gën a tuuti muy bu gouvernement bi 2 700 la am na ñuy fay 9 millions am na ñuy fay 11 millions VIP am na ñuy fay 3 200 am na ñuy fay 3 500 am na 3 600 mais lépp tënk lépp ci barème bi gën a tuuti muy 2 700 multiplié par 10 500 personnes ñaata milliards la loolu moo ëpp budget bu Sénégal non loolu loxo bu muy jaar nga koy contrôler da nga war a am xol bu rafet da nga war a uuf ñi ngi jiite da nga war a bañ a koccaatu seen weccet fi ñu am dañu war a am clin d'œil ci li ngay doxal contrat yi ngay signé dañ ko war a xam Aziz Kébé kenn osé wul laaj ko contrat ñun ñuy jënd ay billets yëpp ci agence privée yi xam nga fu ñuy versé compte Flynas bi nekk banque islamique mais qui est le destinataire de ce compte kan mooy signé ñun ñuy versé di jëndal suñu ay ujaaj billets waru ñoo xam kan mooy signé ci compte boobu war nañu koo xam kan moo koy signé te turu Flynas moo ca nekk suñu compte yi ñuy fay pour suñu portail verte muy aw suñu compte Ayban di dem ci Arabie Saoudite ñu koy awle banque islamique mais yaa xayti mu laana ku koy contrôler c'est-à-dire gestion bi yëpp gestion pèlerinage yëpp mu ngi ci loxo Aziz Kébé te budget bi liy dugg ci xaalis ci aj màkk mu ëpp budget bu Sénégal fuuf kon loolu ñun ñi ci am xam-xam dama ni kenn du ci doxalin wu jaaduwul ñu toog di la seetaan léegi nag dégg naa lu nekk ci ñoom dama ne 2015 laa gënoon nekk xale laa gënoon ñàkk ay moyens moo gënoon metti ci man ci laa gënoon a ñàkk ñu ma assister 2015 ma nekk Màkka amul piège bu ñu tàndrul boobu la gënoon a metti segam booba laa doon taxaw ni leen li ñu wax ni du dëgg ñi dee ëpp na lii sàkkaa léegi dundaat naa fi ñaari at quand même léegi laa gën a osé pour wax leen ni pèlerinage bi ni ko Aziz Kébé téyee Sénégal il faut ñuy dëggu Babacar mënoo yor benn gestion bu ñu la confier mu am ay couac ñu naan nañ xoolaat aj màkk gi non aj màkk gi Babacar lañ ko dénk aj màkk gi Aziz Kébé bi ñu ko dénk laa ne gestion baaxul man personnellement damay interpeller président Macky Sall mu teggi ko fa teg kaneen mais ñu audité ko sañ naa loolu. Mamadou Mansour dégg nañ sa wax fi ma koy jeexale rek mooy bu ñu xoolee interview bi mu commencé ak léegi daanaka ñi ngi tudd ñëpp ay kilifa yoo xam ne ay référence la ñu war a doon waaye ci biir wax gi yëpp ruuj njaaj la wax lu dul dëgg ndax Sénégal jàpp nga ba tey mi ngi doon réewum jullit. waaw réewu jullit la parce que kenn ku nekk li ngay def yow la concerné xam nga sànq tuddal naa la fi benn baat muamala muy fiqhu muamala tuddal naa la ko fi muy ni ngay doxalee ak nit ñi ni ngay comporté woo ak nit ñi bu ngeen seqee benn business yooyu dong la ñuy jàngat pour nekkin bi mën a sell bañ a tooñ. Babacar gis nga vidéo bi nga may interviewé boo ko dugalee ci YouTube bi mënoo fexe ba du am ñu ma saaga mënoo fexe ba du am ñu wax ci man lu ñaaw ci commentaire yi te xëy na ci ñoom am na ñoo xam ne musuñu laa gis xamuñu la xamuñu foo dëkk xamuñu sa jabar xamuñu sa yaay musuñu laa gis ci démb dama doon tourné benn émission ak benn sëriñ Baye Cissé mu ni ma nañ dem jardin bu hôtel Gondelier bi nekk Almadi xawma hôtel ba wallahi wala azim xawma Gondelier kon bari na place yi ma xamul en tant que bu ñu la nee journaliste bu toll ni Mansour Diop fii Dakar xamul foofu noonu nga xam ni kon fi ma xam bariwul mais mënoo fexe ba duñu ma saaga tam ma dëmm boo gisee ne ma am fit di am audience di wax li may wax mooy taxé ma lu la neex accusé ma lu la neex Seydina Ali da doon wax naan boo xamee maa yaxtawi fi damir boo xamee yow li nga nëbb ci sa biir xol fu kullu rida in tartadi jamil bu moo sol daagul fu la neex yow xamal li nekk sa conscience bu sa conscience tranquille xam nga bu sa conscience tranquille xam nga Babacar mënumaa bañ ko ma xas mënumaa bañ ñu ni kii dafa dëgg parce que Babacar nit koo xamante ni bii auto service ngay dawal nit koo xam sa kër ngay tabax noppiwul nit koo xamante ni bii da ngay am jafe-jafey dépense di am jafe-jafey gaz te am tur bi ma am parce que am na looy bañ comprendre nga Babacar
nit koo xam dafay leb banque dafay amee banque xaalis pour tabax këram salarié comme ni ko salarié yëpp amee sañ-sañ nit koo xamante ni day jékki-jékki sax weer jot mu tëb digganteem ak banque li mu koy woon a fay pour jël xaalis bi dugal ko faneen xam nga ni kooku amul nantiwul amul féexul situation boobu lay dund man ñëpp a yam comme sénégalais yëpp nga foog ni xawma opportunité bi tax gars yi am xaalis nga xam ne xawma bunt yi gars yi di fëgg xam naa ko nga xam ne xawma li gars yi def xam naa ko moo tax boo gisee ma ni lu ma waay wax lu waay saaga ci commentaire bi baax na parce que xam naa li nekk sama damir wa in yakaadu lazina kafaru la yasriqunaka bi absaarihim lama samiu dikra mooy al waayu mooy sa conscience boo xamee ne saga Muhammad moom muccul woon mënoo mucc mais alxaqu yaalu wala yola alayhi toujours nekkal ci dëgg rek ba lu la ci fekk nga góobee ko gar ko dëgg jooju nag toujours bu ñu demee ba jaawle dëgg ak ñàkk kersa dëgg ak ñàkk teggin mooy parce que ñun am nañu problème dëgg ji mooy Babacar bu dëngalee nañ ko wax da ngaa dëngal Babacar bu defee nangam nañ ko wax noonu loolu nga def exactement donc ci gàttal loolu mooy problème mu Sénégal jugement yooyu noonu mais problème gestion moom fii ak normalul Babacar problème gestion moom fii ak normalul ah yu bëri dina sooxe te gestion bi man bi ma gën a maîtriser man xam ko Babacar mooy pèlerinage à la Mecque waaw